réew mi affaire Sonko Adji Sarr indi na coow dem na ba nekk procédure foyer au niveau de l'Assemblée nationale ñu naan vice de procédure dafa am na tuumaal am na complot lu nekk daal moom coow yi depuis ay jours mi ngi téye otage réew mi tey jii lan la affaire Ousmane Sonko inspiré. bon en fait foofu sax bala ñu ciy wax aussi dinañ masaw ñi nga xam ni ñoom ñoo yor ay salon yoo nga xam ni ay kiné lañ parce que am na ñoom seen cabinet dañuy def kinésithérapeute loolu métier la comme ni médecin nekkee profession loolu profession la alors bu yàlla dogalee ñu nekk ci réew moo xam ni ci ay loi lay dox yow gënuma la yay gënuma yay ci loi bi gënuma la cee yay su problème amee ñu ni diw moo ko def mais diw moom na jël ay responsabilité am dañ ma tuumaal ki ma tuumaal lii la wax mais man danaa ñëw setal sama bopp ba mu set wicc. mais nag député n'est pas n'importe qui hein. waaw mais député n'est pas n'importe qui ñaata député lañ fi lever seen immunité parlementaire pour ñu mën a dem jàkkaarloo ak ki leen woo wax ak ñu buñ paree lañ leen waxal bu ca dara nekkul ñu dellu ca lañ nekkoon te su boobaa ñoom am nañu droit porter plainte ki leen tuuma. procédure bi la ñuy jàmbat ba commission ad hoc ba ma ngay tas Cheikh Bamba Dièye grâce yi ñëpp génn nañu ndax nee nañu da leen forcé. mais ñoom Moustapha Niasse président ba toog ñu wax dégg naa. kenn du Moustapha Niasse wax ne. grâce yi nee na président Moustapha Niasse moo ne ko doo fi wax doo jël kàddu. non xam nga Babacar gis nga réew mi war nañu mën a seetaat heure bu ñuy tànnati député yan xeetu député la ñuy tànn mënuloo nekk koo xam ne askan dañ la yónni soo nekkee ci biir ndaje ma la ngay wax ak boo génnee la ngay wax du doon benn nit ñi dañu war a crédible ci seeni wax Moustapha Niasse c'est le président de l'Assemblée nationale mais ku xam Moustapha Niasse xam ni du privé kenn parole mais nag boo bëggee ñëw jalgati règlement intérieur Assemblée nationale mais c'est le responsable c'est la première personnalité morale de l'institution mais du la bàyyi nga fay wax du n'importe quoi l'Assemblée nationale c'est le Sénégal en miniature am na loo xam kenn sañu ko wax biir Sénégal mais boo nekkee biir Assemblée nationale parce que tu es entre quatre murs fermés nga bëgg a taxaw di jalgati mais ka fa nekk su ma tee responsable day bañ mais waxul ni kenn du fa wax boo fa bëggee wax wala nga bëgg faa nekkee doxalin boo xam ne méngoowul ak règlement intérieur Assemblée nationale mais dafa lay freiner. ñoom jàngatuñu ko bi naan le juge mi ngi chercher X ñoom ñu bëgg ci lever immunité. non xam nga man Babacar affaire loi moom. waaw X Y Z man xawma ci lu bari ci loi parce que ña ko jàng ñoo ko jàng xam nga buñ ne dañoo porter plainte X dañoo def lii mais am na ci loo xam ni. ñoom ña jàng loi def droit ñoom ñoo koy xam ñoom ñi jàng droit ñoo ko mën a xam mais ñun mënuñu xam loolu mais li nga xam ni moo am mooy bu fekkente ni dañ laa woo à la gendarmerie kaay nga wuyuñu ñu am lu ñu la laaj mais soo nekkee gentleman nekk responsable mu leeral yow liñ lay wax dara amu ci mais damay ñëw jàkkaarloog yow ni la lu xew. mais nag da nga wax sànq ni da nga war a mën a demee ak sa responsabilité. moom responsabilité mayu ko muy dem sans pour autant ñu lever immunité parlementaire. non attends parce que nag loolu kaaraan boobu. non attends dama ni su doon gentleman day dem déglu ba pare kenn mënu ko faa téye diw moo la porter plainte mu wax kii wax le commandant de la gendarmerie lan la man envoyé rapport bi ci wetu procureur su boobaa bala ko procureur woo mais ñu door jubli ci procédure lever immunité parlementaire. parce que mbir mi tamit am na ñu bari ñu ne ñoom seen intime conviction dafa leen jox ñu leen mbir mi dafa lal politique loolu mënut a. mais lal politique xam nga yooyu nañ ko bàyyi dama ne mais lal politique ci naka mais lal politique ci naka lal politique ci naka maanaam complot piège. non nañ bàyyi caaxaan yooyu ñun mënuñu gagner suñuy élection ak 58 virgule nangam pour cent defaguñu 2 ans di ragal lan la ñuy ragal de quoi avoir peur lan la ñuy ragal bay tàmbali naan ay complot mais defaguñu 2 ans. ñu ngi liggéey suñu liggéey population bi ñooñu jox confiance candidat malheureux la li ñu war a wax kañ mooy ñi nga xam ne dañuy créer parti politique nañuy xool bu baax bu ñuy jiital nit ki ñu jiital kan la yow mënuloo ci période couvre-feu
période couvre-feu ngay génn ba 22h di la fekk àll xam nga li ma loolu am ñu wëlbatiku yow koo xale bu jigéen boo xam ni elle n'a que 20 ans yow nga aspirer diriger am réew nga koy bàyyi ñu lay kat mais di nabbee sa yaram di la bës sëñ bi ba mu paree sangu na su ci amoon yeneen intention wala dara mais mënuñu ko def ci ndox sarbet bi ñu koy màppe sax mënuñu ci def dara mais yooyu nañ ko génne ci xel yi nañu dem wuy ji te bàyyi coow li. mais nag dafa am loo xam te ni dafa vraisemblable ak piège ak kii parce que boo xoolee xale bu jigéen bi naan ki ko jël si biir couvre-feu bi jarbaatu benn responsable benn bokk yaakaar la benn borom sama bi li mu wax également nee na témoignage ci xale bi wax yu si bëri amul dëgg yu si bëri lu dëgg di moment moom dégg na ko toujours muy tànn piège président Ousmane Sonko. maanaam yooyu boo ko convoqué da ngay xam ni bon wala da ngay jot ni am na. man maa ngi ak sama jarbaat ak samay rak doom sama kër. mais am na loo xam ne man mënuma ko xam ci ñoom maa ngi ak samay jarbaat sama kër ak samay doom ñu majeur mais am na lu def loo xam man xawma ko mais son papa mais bi mu defee ci moom li mu war a def yëpp ba pare est-ce que day wëlbatiku di ko topp di ko surveiller comme du lait sur le feu certes mën na ko contrôler parce que doomam la mais di xam léppam mënul nekk parce que xale yi à l'âge de 15 ans 16 ans mënatul la leen contrôler li nga mën mooy def nga ci ñoom li nga war a def ci ñoom jël nga say responsabilités ñoom ban màgg majeur mais am na ñu dugg yoo xam seen papa mën na ko bañ a xam comme àgguñ ci procès ñu ngi nekk ci période levée immunité parlementaire dem wuy ji na dem wuy ji on a confiance à la justice de notre pays gis nga nit ñi nañu bàyyi di injurier suñu justice bi nañu bàyyi di wax lu ñaaw suñu gendarmerie bi wala suñu police mënuñoo jàng am xam-xam qualifié ci li ñu nekk nga wëlbatiku lu ñu def nga di ko remettre en cause mais nous sommes dans quel pays maintenant. en tout cas réew mi yëngu woon na daanaka ñu bari sax ñu ngi tiitaat ni beneen rebond dina amaat bu fekkente ni tey nañu Ousmane Sonko ndaxte yi nga xamante ñoo ànd ak moom jamono ji dañoo pare pour jàmmaarloo parce que ñu jàpp ni ki ñu àndal Thomas Sankara la si ñoom ki ñu àndal Cheikh Anta Diop la si ñoom ki ñu àndal Mamadou Dia la si ñoom ndax nee nañu moo mën libérer le Sénégal. Thomas Sankara Mamadou Dia Cheikh Anta Diop daaw ñu di dem ci ay salon de beauté di def pédicure manucure daaw ñu dem ci ay salon de beauté ñu leen di dàmp boo bëggee ku la dàmp wutal sa karité jox ko sa ñaari soxna ñu tiim la 4 mai la dàmp la ba sa yaram noyyi nga sangu tëdd te attention Babacar. amul woon benn mais le 31 décembre. oui. c'est tout par exemple ñoom idéologie lañuy wax idéologie parce que jàpp na lu ni kii li ñu ñëwee li mu problème mooy ñu nationaliser suñu ay biens ñu jéem a tamit changer système bi. loolu yëpp discours la rek loolu yëpp discours la bu ñuy tenir gis nga nit ki bu dee wut dara il faut mu xool benn discours ba am bu ko présenter nit ñi mën ko consommer mais amoon nañ seen programme en 2019 Macky Sall am programme am Madické Niang am programme am Idriss Seck am programme am mais bi ñu tegee programme yëpp te terewul boobu mu ngi doon prôné affaire Sankara mais kan la sénégalais yi tànn mais Macky Sall gis nga bëy du topp koy taxani di bàyyi koy wali gis nga Sénégal ñi ko mën a defar lañ koy dénk le syndrome Macron la duñ ko nangu ci réew mi amuloo maturité politique mais nañu wax background am ci politique ban background la def ci politique. est-ce que background gënu ko rafet ku ñu dàq sa poste nga dem xeex am poste député ñoo dem élection. dem ak plus fort reste àgg fa ak plus fort reste àgg fa ak plus fort reste. nekkul ni mooy seul opposant bi leen tenir tête instant yi. non c'est-à-dire gis nga nañ bàyyi caaxaan yi xam nga kan mooy suñu ñun maanaam xam nga lan la ñu jàppee ñun suñu opposant li ñu dig sénégalais yi te mënuñu ko def loolu mooy suñu opposant ñun parce que loolu la ñu wan ni ko danañ la def. moom li mu dig sénégalais yi par exemple te amu fi mooy jële fi fonds politique yi nga xamante ni ay milliards la jël ko. ba pare nag jàppale tamit bokk si programme fonk jigéen dina am congé maternité 6 mois dama la si indi ñaar rek loolu mën nañ ko def. mooy lan. fonds politique ñu éliminé ko. jële fi au conseil. waa léegi d'accord waa léegi Babacar. waaw ñu éliminé fonds politique moom mi ñoom ñiy dajale pour am xaalis pour mën a doxal seeni activité kon ñoom bis bu ñu gañe woon bon maa ngi jéggul sax naan bis bu ñu gañe woon tey jii dañ bëgg daal tey ji boo yoreem réew
doo yor fonds yoo xam ne ci ngay mën di def social kon kañ kii xam nga lu mu fi bëgg a jëlee le social parce que fonds politique bi bari na luy dox ci réew mi ci social fonds politique bee koy doxal. ah moom moom social la kon na Sénégalais yëpp xam ni kii mu ngi prôné pour jëlee fi dimbalante li nga xam ñun dimbalante la fi bëgg a jëlee yéen Sénégalais yi na ngeen ko xam comme mu ngi prôné pour ñu jëlee fi fonds politique te fonds politique yi di dugal loxoom bu baax ci CMU bi du dugal loxoom bu baax ci ñi nga xam ne ñu ngi ci biir àll ba te seen loxo jotul seen ginnaaw ñu leen di bett ki ceeb ak suukar ak di leen jàppale mu bëgg ko fee jëlee na Sénégalais xam bu baax waa ji de ah mu ngi noonu daal. ndax man xam naa lu ma ne bu yorum réew ndax du ko yor en tout cas système bi ñuy prôné pour dafa observé wala baaxul ñi nga soog bari na ndax ba mu demee université gis nga étudiants yi di yaakaar ñëpp a génn ànd ak Ousmane Sonko ba génnoon tey ñu jënd suukar wala ndox ñëpp a koy topp ndax doonatul n'importe qui ki ngeen ñuy xeexal bëgg ni nga ràpp ci prison bi est-ce que xam ngeen doy waaye non ñun jéemu ñoo jàpp kenn ne ko ràpp ci prison nañ bàyyi loolu gis nga la justice dafa am autonomie boppam ci réew mi pouvoir la bu am autonomie nañu bàyyi lu xew ñu bëgg ko wékk le gouvernement mais kon justice bi kon léegi lan moo tax ñu naan justice bu équitable justice bu autonome dañ bàyyi loolu yoon mooy def liggéeyam kenn néewagul ni dañ ko ne ràpp ci kaso dañ ko ni ne wuy si ñu laaj ko moom def na ma ak defuma werante xuuxaan tekki tubay mais werante xuuxaan tekki tubay maa def defuma yaa def defuma mais su meeku mais buñ demul woon ci salon de beauté ba mais lépp du am te salon de beauté bi yow gis nga couleur biñ ko peinture mais xoolal façon couleur yooyu lan la ba pare non xoolal couleur bi rek couleur rose waaw mais voilà mais couleur rose pour ay defaru la ak ay mbëggeel ak xol ak yooyu bañ nga ko bi nga gënee doon gone Babacar na ma sa soxna jégal waaye sa soxna keroog bi ñu koy labati benn fleur bu rose nga ko yóbbaale kon foofu kañ war nañ xam ay jongama fay daje fu ay jongama di daje nag te yow ninayaa bi nga yor ci li ma dégg sax laay wax ci côté boobu maanaam pour pédicure manucure rek defar kanam nit bu jantalee boo lu muy wuti ci fu ñuy defaree kanam man maa ngi nii defar ma sama kanam te yaa ngi ni Babacar di ma xool di muuñ rek parce que xam ma génnee mooy loolu ah. voilà léegi bu defee immunité parlementaire boobu noonu jar na ko réew mi di indi ay jafe-jafe. mais ay communes yi ñuy génn kenn jaay essence ci bidon mel na ni en fait Ina Dakar foo tourné ay checkpoint la gars yi contrôle yu ni mel maanaam réew mi est-ce que politiciens yi waaw mais léegi loolu Babacar yow en âme et conscience à qui la faute à qui la responsabilité. mais ñoo xamante ni su ma xamee ni dama leen di jàpp mun naa la yëngal réew mi damay teggi sama tànk. non xam nga kaddu gu ne waxtu wañ ko waxee ak la mu signifié c'est juste que moom il prônait la paix parce que jàpp na ni il communiquait avec des gens responsables yoo xam ne ñoom danañu xam ne bu ñu defee gaaf la mu mën a jur te ñu bokk Sénégal ñooñu xel la doon waxee ak ñoom yow mii tey boo fekkee da nga dajale mbooloo nga def gaaf mu leer la ne bu ñu la naree jàpp deret tuuru mais da nga naan naa góorgóorlu ba duma def gaaf déglul bu baax fa mu waxee foofa la waxee waxewul ni bu ma bëggee jàpp non fii nul n'est au-dessus de la loi tey jii ñu ngi ci période pandémie ngay dem di drainer ay foule à l'université mais loolu acte responsable la mais non mais attends non mënoon na ko def ci beneen format non yooyu ñun xam nañ yëpp université moom xam nañ ni parti politique yëpp fa am su ma waree dem man mais mën naa la woo Babacar ci pet ni la booy dinaa ñëw fexeel ba dajale gars yi nañ bàyyi bu ñu victimiser woo rek di song université étudiants yi fa nekk foofu ku mus a nekk étudiant rek say parents dañuy bég te quartier ba ndax temple du savoir la les futurs dirigeants de notre pays là foofu lañ leen di former ñoom it nañ convoquer seeni responsabilité xam ni jàng yemut ak ñu leen di politique loo jàng yemul ak nekk fa di wut xaalis xoolal bërki démb li fa xew ay jaas yi ay paaka ay gourdin ay martu mais loolu honoré wul sax suñu université bi tey ji beneen étudiant bu fi jóge woon tey am bourse dem à l'étranger mais mën nañ ko xoole loolu il faut que waxuma la sax ñoom entre étudiants de mais parents yi ku fa am doom wool sa doom nga waxtaan ak moom la ko fa yóbbu muy jàng nañu jàng sàkku xam-xam am ko am liggéey yor réew mi mën a dimbali seen i waay. ñu ngi si cappaandaw émission bi boo amul looy doon rek si wàllu woowu muy côté politique ñu bàyyi rek waaw xanaa di remercier bu baax
population sénégalaise bi yëpp di leen encourager aussi di lancer un appel pour que ñëpp préparé wu ci vaccin bi bu ñu déglu mukk ñi nga xam ni gëmuñu sax seen bopp parce que ñàkk gëm sa bopp mooy war a taxaw face to face ak nit ki wala nga face to face ak àdduna wax leen luy dëgg defuloo ko ngay dem ci yeneen compte di fa làqatu di wax loo xam ne yow leer leen ngay wax gëmuloo ko nañu dimbali suñu bopp ñàkk pour mën a mucc ci jàngoro ji góorgóorlu nañ ba suñu gouvernement bi indil ñu ko fi ci loo xam ne c'était pas facile nañu jàppale nos vaillants médecins bu dul dara sax ki nga xamante ni moo lay faj jël bakkenam tey la ko ngir sa bakken mais yërëm ko pour qu'au moins yow bu ëllëgee bu la dara dalee nga mën a dem ci moom fekk ko fi mais ñaata médecins ñoo faatu te kenn waxul parce que le gouvernement du Sénégal wax dëgg yàlla nag dañ leen di féliciter ndax am nañ gestion pandémie bu baax a baax mais aussi nag di massaw les acteurs du tourisme en commencer par le ministre du tourisme Alioune Sarr ku ne gis na ni secteur boobu kenn gënu leen a mettale ci mbas mi lépp a ngi dem à terre mais quand même on a un ministre très responsable koo xam ni il est toujours aux côtés des acteurs di leen sensibiliser di leen encourager mais di leen jige pour que ñu gën a gëm seen bopp gën a taxaw gàcce ngàllaama monsieur le ministre Alioune Sarr mais gàcce ngàllaama aussi monsieur le président Macky Sall le président Moustapha Niasse ci ni nga xam ni noonu la ñu téye suñu gestion mais aussi di sant baax sëñ Moustapha Mbacké ndax bërki démb kat jëf ju rëy ju ñu def fii ci Ngiraneen wane na ni l'islam moom ci Touba mu ngi dox baax ndax ubbi nañ jumaay Ngiraneen te it gis nañ la fa daje woon di ñaanal sëñ Fallou Mbàkkeem sëñ Abdou Khadr mu yàgg fi loolu te wér tey ñaan yàlla ñu yàgg faa julli ay juma yàgg a ñaan mbas mi génn fi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf